voilà mbokk yi kon ñu ngi nii tey ci Darou Touré fii ci siège u GIE des producteurs de la zone nord de Fandène kii ngeen jàkkaarloo nii nag moom mooy Mamadou Abdoulaye Sarr moom ngeen jot a miin ci image yi génn xam ngeen ni moo nekkoon le principal acteur bi nga xamante ne moom lañ doon defandoo la fois passée visite boobu ñu doon def ak waa Sen TV ak waa TFM foofu ci gol bi mu nekk en tout cas président ferme boobu noonu déggoon ngeen lu ñu jotoon wax ci discours yi mu defoon foofu ci au cours de visite bi nga xamante ne moom la monsieur le maire Augustin Tine doon def foofu keroog ñu bëggoon nag tey dellu si waat seet si waat ko fii ci dëkkam fii ci siège u GIE bi mu defal ni commentaire naka nga jàngatee Mamadou Sarr visite bi nga xamante ne monsieur le maire def na ko ak média yi mën nañu wax ne tey ay jeunes ngeen mais yi dañ réussir loo xamante ne 60 ba léegi nii jeunes yu bëri réussir luñ ko fii ci Fandène ndax gis nañu ferme bi di fi nekk di daan seen doole bëri na gis ngeen aussi appréciation bi nga xamante ne moom la monsieur le maire def ak l'ensemble des autorités parce que aussi gis nañu commentaire yi gars def ci vidéo yi ñu def ci au niveau du YouTube gis nañ ni vraiment gars yi ñu ngi koy apprécier di ñaan sax lu mel ni am seen gox yéen ngeen nekk ay jeunes vraiment góorgóorlu ba taxawal lii Sarr lan mooy sa premier commentaire. Góor maa ngi lay nuyu di lay ziar di baalu ak nit ñëpp di leen baal ak ci weeru koor bi di sant di gërëm vraiment ñi déplacé woon yëpp ñëw keroog bi ministre yi di ñëw pour seet si toolam parce que toolam laa ko mën na tuddee ndax mooy maire Fandène moo joxe suuf si ba tey nit ñi di liggéey. di sant aussi encore une fois ñi nga xamante ni nii mënuñu woon a ñëw par empêchement ñu leen di sant di leen wax rek seeni ñaan vraiment agsi na ñu ngi leen di sant di leen gërëm. sa question nag bon pour tontu ko dafa nekk loo xamante ni nii yomb na yombul bon yaakaar naa ne yow sa jëmmi bopp yow ku la gën a xam tool bi. yow mi may interview nii yaa ma gën a xam tool bi foofu ndax dox nga ci ay at pour tool bi taxaw depuis jamonoy Fafal donc tey dafa jot ñu leeral ay mbir yoo xamante ni da cee am bu njëkk mooy tool bi en 2011 le conseil municipal de Fandène à l'occurrence Pape Salou Mbaye moo ko joxoon Moustapha Fall donc Moustapha Fall moom moo nekkoon directeur Sen Fruits à l'époque actuel directeur de Falilou Atta donc moom la ko joxoon ñoom it vraiment defoon nañ ay effort pour liggéey mais malheureusement ndox amul woon donc pour ñu gas ay forage gas nañ fa ay forage gas fa lu nekk mais ndox mënul am. Sarr foofu danga bëgg ñu taxaw foofu noonu tuuti ndax bëri woon ay commentaires yu gars yi doon def yu différent wane ne fii du am ndox ñu loolu doon wax fii kenn mënu fi am ndox tool bi dañ koo lii dañ ko laa tool yi bëri na quoi mais par la suite yi tey yéen seen projet bi nii yéen a nga nekk di gas seen 6e forage te macha allah yëpp réussir quoi lan mooy seen secret quoi au fait. bon go secret bi yaakaar naa ne ban commencé di gas. naar yi le marocain yi bi ñu ñëwee di leen wax ngeen génn ab sarax ñoom li ñu njëkk a wax mooy ba ñu ñëw dafa ab sarax mais lépp nañ ko jël delluwaat ko ci yàlla subhaanahu wa taala ndax mooy joxe am ndox donc loolu moom a gën a marqué ñoom ci wax bi nga xamante ni ñoom keroog a wax nañ ko ba yaakaar naa ne yow yaa ngi fa woon premier forage bi moo njëkk bënn ndox boo xamante ni pendant 72 heures mooy 3 jours yoo xamante ni dañoo taal groupe ndox mi di wal ba dem ba ay teen mbaal la fu nekk ndox mi dem fa kon loolu dañ koy sant yàlla ndax lépp rek yàlla la aju woon voilà. beneen bi gën a étonné gars yi tey mooy monsieur le ministre bi mu fa ñëwee monsieur le maire Augustin Tine di ko njëkk en tout cas neex nee na mooy le fait mu fekk li fa nekk ci employé te ñu ngi toll ci phase boo xamante ne ñu ngi naan président Macky Sall dafa toll ci naan nañuy ut emploi pour les jeunes pour que les jeunes
ñu bàyyi géej gi bàyyi mbëkk bi en tout cas toog seen dëkk bi réussir fii nii. Merci beaucoup mais dama bëgg tuuti rek entre parenthèse nga may ma tuuti ma am lu ma doon naa ko développer dinaa répondre sa question mais dafa jot tey donc c'est-à-dire que ñun dañ nekk Fandène xam historique gu tool bi lan la. exactement. historique gu tool bi lan la fa tool bi commencé ak fa tool bi yem. très important. yaakaar naa ni tool bi ba nga koy jox Tafa Fall képp ku fa nekkoon indemnisation jotoon nga ko xanaa kay danaa indemnisation bi dafa fa gàtt mais bi ne ba tool mënta am may santaan encore une fois chef du village yi nga xamante ni ñoo nekk zone nord ak zone centre muy Mbayeen Pël di waa Fuuta Gol parce que ñoom chaque fois nga soxla benn këyit boo demee si ñoom dañ lay encourager ñu mel loola ba nga xamante ni loolu am ko ci la chef du village yi dajewaat ñu dem si ñoom ñun le GIE waxtaan ak ñoom ñu ne ñu lan mooy xalaat ñu leen noo bëgg ngeen wax ñu ànd ak yéen dem ci Augustin Tine bu ñu demee ñu ne ko sunu suuf bi ñu joxe woon lan bëgg nga jëlal ñu ko ci partenaire. jëlawaat ñu ko. mu delluwaat na ko comme liggéey amul. donc ministre vraiment keroog je me rappelle mu kontaan ci délégation boobu. parce que nee na c'est la première fois dans l'histoire de politique au zone nord mu gis ay nit délégation boobu mel noonu. des chefs du village. ay imam. mu may gars yi 500 000 keroog je me rappelle. exactement ay président AIC. ay président du groupement femme ay notable ñu def ay car dem këram donc keroog dafa kontaan ba nañ ko waxee sànq génne 500 000 amee ko donc bi mu ko mayee nag après la démarche yi commencé bien vrai que amoon na ay jafe-jafe y a des lenteurs administratives donc il faut ñu nangu ko mais lépp lu si am solo rek mooy tool lan bu bëggoon donc am nañ ko bu ñëwee tey par exemple ci question emploi yi ngay wax xam nga noonu nag ci phase boo xamante ne Sénégal dafa toog ci ab bombe boo xamante ne nii bombe c'est les jeunes yi mooy bombe bi nga xamante ne nii moom la Sénégal toog parce que jeune buy toog am dooleem am xam-xamam bëgg a liggéey te amul foofu liggéeyee bu yàggee rek tension mën naa am ci mbir donc tey le maire de Fandène donc a compris vite la question donc jàpp ci tool yi ba nu ubbi fi ay tool yu bari donc boo demee Kaboor Sénégal donc am na ay ouvriers agricoles yuy liggéey foofu noonu boo ñëwee Gol bi di nga fa fekk ñoo xamante ni ñu ngi liggéey de 100 à 300 jeunes yoo xamante ne ni ñu ngi fay xëy di daan seen nit doole nga dem waa seen pour bi am na ñoo xamante ne nii ñu ngi fay liggéey donc mënuma fàtte aussi bi mu nekkee ministre nekkul maire Fandène ñu ànd fa yow yaa ngi woon ñu ne ko ñun waa CIVD bi dañoo bëggoon ku nu gasal benn forage parce que dañoo am benn 27 hectares pour ñu mën faa commencer di def ay activités agricoles keroog vraiment mu kontaan si yebal nu militaires yi pour ñu gasal nu am benn forage foofu noonu loolu aussi ci bilan la boo xamante ne nii duñ ko fàtte pour ñu waxaale ko si parce que aussi loolu def na ko kon nag comme def na ko il faut ñu am grandeur li baax li nga xamante ni vraiment mi ngi koy def aussi ñoo ko donc bu subaa bu ñu amee loo xamante ni nii waroon ko jaaruwul ñu war cee wax aussi dañ koy wax ñun loolu la yàlla bindee mais vraiment keroog ñi fa ñëwoon ministre ak ñi mu àndandoo ñëpp gis nañ ne am nañ benn satisfaction boo xamante ni donc am na nit ñi ngi nu mu tuddati ñi ngi xëy di daan seen doole di fopp di yóbbu ci seen ak njaboot je crois que loolu rek moo si am importance. am na ay rumeur wala ay questions yu doon daw la fois passée yàggul rek tool bi dañ ko politiser il faut nga nekk copain Sarr wala nga nekk copain wu Maguette Sarr wala copain Gouye si pour nga liggéey fa. non mais c'est-à-dire que ñun ba nekkee ba léegi nii xam nga nu bu baax ñun injustice lan mosul di xeex kuy xeex injustice nag doo ko indi ci sa tool donc ñi nga xamante ni nii ñooy wax loolu dañuy wax bon dañoo juum laa leen mën a tudde parce que jàpp naa ne toolu Gol bi li fi am
moom dong nga am fii ci Golbe amul Kabor Sénégal amul seen fruitier nga xamante ni nii moo nekk ci station bi amu fi ñun rek ñooy GIE boo xamante ne nii bu ngoonee bu ñu jotee ab quota dañuy woo responsable yëpp ni leen waa Mbayeen Pël am ngeen 15 personnes waa Daaru am ngeen nangam waa Jëmmuy am ngeen nangam responsable fa nekk muy que ce soit ñu wax ko Penda Diouf baa nga woo Baye Pathé Gaye comme góor ak Youssou mi nekk responsable yi ñoom ils ne sont pas sur place ñoom ngay woo wax leen ko boo demee Kër Assane Massa nga fa nga dem Kàlle Kang nga fa nga dem Kër Mouri Mbay kër maanaam Aïssa Baara nga fa donc ñun rek ñooy am quota dëkk bu nekk ñu wax responsable ni leen seen dëkk sàngam am na nangam nit yoo xam ne nii war na noo xëy si bu suba donc kon bu ne dañ koy politiquer donc ñooñu ay waxu ku tàbbi ci sa sarante ne wax donc loolu moom amul te je crois comme ni nga ko waxee le ministre il a bien compris que ni ñooñu ay yàqkat lañ rek yàqkat nag bu yàq moom baa kuy xeex fa nga jàpp ne boo fa dóoree aw yat dina am benn impact loolu ngay def mais ñun amul problème baal nañ leen jéggal nañ leen xëy na danoo amul compréhension rek mais bu ñu demee ba seen xel ñëw yaakaar naa dinañ ñëwaat ñu ànd liggéey parce que ñoo bokk ndey ñoo bokk baay. am na yeneen numéro yu daw encore ñu ne am na ñu ne si tool bi nga xamante ni bu ñu liggéey ba ñu ngi fay ko quoi ñoo ñaan la. waaw mais go fan nga gisee loolu fan nga gisee ñoo xamante ne nii man fii Sénégal ba États-Unis d'Amérique man de gisuma ko ñoo xamante ni dañuy nekk ci tool bi ñu leen di fay il faut que ces gens-là comprennent bi benn affaire ñun tool bi ñun personnel bi leen yor. il faut non damay expliquer pour mu leer. ñun personnel bi lañ yor ñu ni jox personnel bu subaa jël wut leen nangami ay nit mais man sama jëm mi bopp au départ Maxtaar mi yor tool bi dafa ma ni yaag Ilias pointage bi dee leen ko viser pointage bi maanaam Ilias teg sa ab signature am ma teg sama signature pointeur bi ba pointeuse bi teg ab signature am comme ça ñu mën koo valable pour mu mën a valable mais xam nga lan moo tax man ma génn sa dama ni li tubaab yi naan avoir le beurre et l'argent du beurre mu mën te nekk maanaam am xaalisu beurre bi ba pare jël sa nguru diw ci beurre bi mënut a nekk loolu mooy lan mooy mënuma def fay ouvrier yi ba pare di impliqué wu ci ay pointage loolu moo tax ma génn sama loxo ci affaire pointage bu ñu xëyee bu ñu defee recrutement ba pare man damay dem donc sama yoon nekku ci pointage tubaab naar yi ñoom ñooy contrôler kan mooy xëy ak kan moom moo xëyul léegi man saa nu ma mën a def faye koo xamante ni nii xëyoo te naar yi ñoom ñooy superviser pointage donc il faut que nit ñi xam loolu ne ni ka doon yàq bër démb naan nit ñi da gars yi dinañ jël ay nit dinañ jële fu nekk toog leen koy politique ñooñu ñooy waxaat la donc il faut ñu comprendre leen voilà. ce jour là mooy jour bi nga xamante ne monsieur le maire ñëwoon di ci tool bi am na ñu doon saboté foofu noonu la ñu doon en tout cas naan dañuy jël seen tool dañ ko confisqué en tout cas indi ay perturbations quoi loolu ñooñu ñaan la. ñooñu caale leen dëkk ñooñu Maguette Sall la te il faut que mu wax tey mu leer pour nit ñi xam en 2011 le CIVD bi ak def demande adressé ko au conseil municipal de Fandène jamono yooyu Saloum Mbaye moom mooy président communal bi ñu demee ñu délibéré ñu 27 hectares virgule ñangam 27 hectares yooyu noonu bi ñu koy délibéré conseil yi ñoom ñoo defoon commission ba
man mii di wax yow nii man la Abdoul Aziz Ndiaye oustaz Abdoul Aziz Ndiaye bi nekk Cokar FM ñëpp xam ko conférencier maa ngi koy nuyu au passage moom moo nekkoon trésorier wu si IVD bi jour boobu je me rappelle moom maanaam këram mu jox ma 90 000 francs ma jël jox ko commission bi doon dem Vincent Wade nga woon Pape Menem Diop Codé Ndiaye Malick Thiaw Anta Diène ñoom ñoo composé woon commission d'enquête bi doon dem sur le terrain ñu ànd ak ñoom def benn plan global mooy 27 hectares yi donc kon te luy jiitu loolu danoo dem ci dëkk yëpp joxe accord chef du village yëpp joxe accord bindal nu ce qu'on appelle déclaration sur honneur ba léegi nii mi ngi ci archive yi ñu denc keroog Mourou Mbaye Sall bu càllee moo ñëw fekk ñu fa maasa ngeen xaw Maas Ndiaye tey mi topp ci borom dëkk boobu Kër Assane daal di ne non seulement waxuma leen 27 hectares yi fi mu yem mais fii ba sama tool lu ngeen fa soxla ñëw ne ngeen jël ko keroog bi ñoom Ngoy Thiaw yi ngi ñëwee ñoom Baba Diop ay ñoom Modou Kandji waxoon naa ko ci kanamam mi ngi dégg ñooñu foofu ñu jël ci biir 27 hectares yi la ñu bokk xoolal dama ne góo ay caaxaan bu baaxul man sama maam neen ma am na ci gol bi sa maam am na fa maamu keneen am na fa tool yooyu yëpp nag lan boole pour mu nekk ab tool ñëpp di si xëy loolu moo tax ñu naan tool lu zone nord mais bu fekkente ni ku nekk tey day ñëw bu subaa mu ni maama moom fii da koy jël est-ce que suba ab tool di deete nga am foofu noonu donc il faut que nit ñi vraiment di wax loo xamante ni nii lu yenu maanaa la moom nag man ay waxam vraiment duma ci sori xam nga lan moo tax duma ci sori ndax nit koo xamante ni tey yow suba loo wax tey bu subaa nga waxaat bi leen wax man kooku ay waxam duma ci sori tool ba am na délibération 2011 am na extrait de plan tool bi am na contrat donc moom mi wax waa mairie jox nañ ko sommation ni ko bul continuer ne si sa ay liggéey tey bu lu mu fay def affaire u dëkkandoo rek moo ne ci fekk moo tax ñu bàyyi ko defuñu ko dara ndax développement mënut a ànd ak xeex ak xuloo mais yaakaar naa ne question la boo xamante ne ni ñu ngi koy jéem a traité borom dëkkam dem nañ fa kaag ma nekk conseil municipal ba wax na noonu moom léegi nag fan yii di ñëw dinañ am ab taxawaay bu am solo boo xamante ni dëkk yi bokk ci CIVD bi yëpp dinañ ko taxaw ndax am na lu am solo lu ñu préparé. Sur le plan développement lan mooy seen objectif présentement en tant que GIE des producteurs de la région de Fandène da ngeen di limité wu rek ci mbay mi wala da ngeen am yeneen objectif yeneen vision yoo xamante ne da ngeen ko war a fas yéene liggéey en interne. waaw dafa am loo xamante ne ni keroog bi ministre yi ñëwee dañ ko fàtte woon wax que il faut que nit ñi aussi xam ko damay wax ni man de bi may liggéey ci carrière 95 je crois sama salaire bi ma njëkk am di ma ko indee sama papa dafa ma ne dama jël ko nga sarxe ko dama ko jox jël sa lu ma passé la sa des moom ma dama nga sarxe ko donc nag bi nu fayee ko location bu njëkk ci tool bi danu ni nan ko séddale pas séddale lépp mais nan si jël loo xamante ni lu am solo lay doon yaakaar naa toll na si ay 4 millions et quelque jël ko séddale ko dëkk yi muy jaar biir Fuuta Gol Mbayeen Pël dëkk yi nekk zone nord donc ku nekk ñu jël lañ sa war a jël ñu jox la donc loolu il faut que aussi nit ñi xam ko que ni loolu def naan ko et léegi nag at yii di nga xamante ne nii mooy ñëw avant ñuy dem avant ñuy àgg suñu assemblée générale ndax aussi bu nu nga xam ne ñun ay candidat la dañu fal
pour mandat wu juróomi at bu suñu juróomi at di jeex dañuy def ba benn bilan mais bilan bi ñu def nag tey bokk na si li nu xalaat tey suñu GIE wàllu mbay la wàllu càmm wàllu transport wàllu épargne ak wàllu transfert d'argent mooy ay waree non ay Orange Money ay Wave affaire yooyu noonu donc ñun loolu mooy suñu statut donc ci loolu ki gën a nii nekk am na loo xamante ne nii def nañ ko ren tey ñu nu dimbali ci ay nit ñoo xam ne dañuy feebar indi ordonnance ñu jël leen social amul dëkk bu mu laalul ci zone nord de Fandène doo dimbali nag nit ba pare naa diw laa dimbali mais heure bu ko ay nit soo soxlaa ni kan ngeen dimbali bu ñu ñëwee ñu génneel ko archive yi wala leen ni leen kat diw la noonu ñu dimbali mais loo xamante ni dañ koy yel di ko dugal ci ab groupe baa di ko bind muy circuler loolu xaw wi sutura doomu aadama la mais nag dinañ ci am ay archives yoo xamante nii bu nu gendarmerie woon suba ba procureur woonu ba corps yi nga xamante ni ñoom ñooy contrôle et gestion organisation yi du dinañ mën a génne chaque jour di leen fii leen commencé et fii leen yow insha allah na ñu ngi waajal affaire bu surprise bu ngand boo xamante ni war nañ ko def loolu duma ko wax mais ñu ngi koy waajal loo xamante ni dina laal askan wi yëpp ñëpp dina xam ni kat waa GIE bi lii ñoo ko fi def te lii waroon naa am bu yàgg-yàgg amul woon donc je crois que loolu ñu ngi koy mais en étant en tout cas des acteurs de développement est-ce que yéen a ngi aussi suivre ay formation par rapport ak yeneen tool yi nga xamante ne boo demantee ba partenaire bi dem yéen a ngi mën a continuer di gérer seen bopp seen tool sans pour autant ngeen di soxla keneen ku ñu leen dimbali. donc loolu nga wax am na donc ñu ngi bind par exemple fu mal ne waa DER bind na leen donc pour que vraiment ñu mën a am benn pourquoi ma ne DER la ñu bind parce que DER moo yore financement bi nga xamante ne ci la gouvernement président Macky Sall jaar na ci ñoom ab financement pour ay jeunes yi mën a toog seen dëkk liggéey donc je crois que ce qui est important donc dinañ def ay formation ñi ngi préparer encore une fois que ni à travers sunu GIE ak DER wut financement yoo xamante ni muy góor ñi nga xamante ni par exemple ci wàllu transport ki la ni yëngatu jigéen ñi nga xamante ni par exemple danay jënd ak a jaay ñi nga xamante ni élevage la ñuy def di yar ay nag baa ñuy def ay poulailler donc ñoom ñëpp. est-ce que yéen a ngi sóoraale aussi volet yooyu autour de santé nii quoi parce que gis nañu dëkk bu mel ne Tène Balla ngeen may leen ndox gratuitement nag yaa ngi naan gratuitement mais est-ce que da ngi sóoraale aussi def ci seen projet yi lu mel ni lu ñu xam mbéyum culture fourrage. nga xamante ne nag yi jur gi dañ si mën am lu ñu lekk xam ne dañ tout le moment boo xamante ne élevage intensif dafay jeex mais moderne bi mooy ñoo xam ne ñu mën a téye jur gi ci dëkk bi ñu mën a am xont bu leen di jox sans pour tax ñu déplacé di dugg ci toolu jàmbur yu mel noo xam ne conflit yi xam fa am diggante béykat sàmmkat dafay jeex à travers système boobu noonu quoi est-ce que dañuy sóoraale yi volet yu mel noonu. jërëjëf vraiment lu am solo moom nga wax donc parce que àll bi baykat yi ak sàmmkat yi ñoo ko bokk tey boo namee jël suuf ni danga ko koy bay war nga am benn mécanisme boo xamante ni nii danga ko teg maanaam comme ni nga wax rek moom culture fourragère boobu moom ngay expliquer sànq donc waxtaan nañ si ak partenaires yi en l'occurrence suñu partenaire marocain yi yaakaar naa tey boo demoon tey tool tey village yi ko fi yëpp heure bu ñu xëyee ñu ngi takk seen ay secrétaire di ñëw di jël ñax mu tooy di ko jox seen ak jur te heure bii ñax mu tooy da daaw ko gis démb maa ngi waxtaan ak président Kadaka donc nu tracteur bi mën a defee di génne ñax mu tooy bi di ko jël ci ginnaaw comme ça sàmmkat yi di indi seen ak jur pour ñuy mën ñëw di fa lekk beneen bi mooy wax nga ko sax
defal nañ benn naanukaay boo xamante ne nii bépp nag buy jógee bëy ba xar diggante ci teen ba la te incha allah na après côté dinañ defaral waa Mbayeen Pël bu mel noonu ba nga xamante ni fu waay taxaw chaque jour dina ma mën a naan nga xam ne tool bi du nekk benn handicap ci baykat bi baa mu nekk handicap ci sa sàmmkat bi. sur le plan politique da ngay jàppale monsieur le maire wala da nga fas yéene verse non nga bokk ci élection parce que élection yaa ngi ñëw. mais kii nu mu tuddati góor da nga may jéem a dugal rek mais li ma la mën a wax foofu mooy. lu ma gëm moom laay wax. du ma ko gëm aussi du ma ko wax. élection yi fi jaar yépp ba Augustin nekkee commune de Fandène ba léegi benn élection laa mus a ànd ak moom mooy élection législative te wax naa leen lan moo tax ànduma woon ak moom ndax ki ma doon àndal vraiment di liggéey moo amoon benn liste ni ma naan ma jàppale donc kooku laa doon jàppale mais élection yi nga xamante ni moo am Fandène yëpp muy élection législative élection locale élection présidentielle ak élection locale bi fi njëkk am bi mu nekkee maire moom ñun yow yaa laa animé. gis na la ci campagne exactement. donc à part campagne bi dugg si nit ñi di wax. porte à porte. di def porte à porte. da nga koy jàppale dal ci gàttal. non maa ngi ñëw. ci campagne présidentielle bu mujj bi. maa ngi nuyu Tafa Sarr ak Dame Ndiaye ak ñin ko bokkaloon ñoo dem ba këram ni ko situation bi nu gis zone nord am nga fa ay jàmbaar yu ma mag nag jàmbaar yu mal ni ku mal ni Anta Diène ku mal ni Maguette Sarr ku mal ni Aw Ba ñoom Cheikh Fall ñoom Manam Sarr ñooñu ay jàmbaar la mais doon bi ma gis buñ ci amul benn taxawaay bu ngoonee affaire bi mën naa demee neneen mu ne lan ngeen soxla ñun ko doon bëgg def benn caravane yaakaar naa caravane boobu néew moom moo tax ñu gañe mais am na lu mu si sa changé lu mag a mag donc nag ñun tant que ministre bi mi ngi fi bëgg maire Fandène ni dafa bëgg nekk maire dañuy ànd ci ginnaawam ñu jàppale ko loolu dama bëgg mu leer ci boobu bopp nit ñi mais heure bu taxawee nag ni dematuma pour nekk candidat loolu moom beneen affaire la. waaw du boobaa nag ñoo xam ni lay def. lan ngay tàggatoo en plus ban message ngay laaj si jeunes yi nga xamante ne bii ñu ngi gis seen bopp ci tool yi mais aussi jeunes yi nga xamante ne ñu ngi utiliser ba léegi nii gaal yi wala en tout cas désert bi di ci dee ci àll bi quoi. donc mënuma jeexal te santuma encore une fois sunu chef de village sunu imam yi sunu notable yi nga xamante ni vraiment ñoom ay nit yu baax la tey bu nu taxawalee mbir ba Sénégal gépp di ko wax ñoom ginnaaw yàlla ñoom joué na ci rôle bu am solo di sant encore une fois comité directeur bi nga xamante ni moo composé bureau bi nga xamante ni moom laa jiite bàyyiwuma kenn fu waay nekk ci zone nord maa ngi lay nuyu di la sant ci jàppale bi ngeen ni jàppale guddi ak bëccëg di sant encore sama waa bureau bi nga xamante ni ñoom lay àndal ku mal ni yow mii nekk adjoint secrétaire général di sant Skaraka di sant Youssou Penda di sant Mass Ndiaye mi nga xamante ne ni sunu nu mag la te vraiment sonal lu ñu ci dara di sant ñëpp ñoo xamante ni Kansal di sant Dame Ndiaye maa ngi koy nuyu dafa tukki woon ñu ñëw na barkaati de moom maa ngi koy nuyu passage vraiment sant leen parce que ñi leen yoo xam ne ni sonal lu ci dara te coono bi bu mu amee kenn appelé wu ma leen ci coono bi donc maa ngi leen di sant bu baax a baax di ñaan rek sa question bi li ma doon laaj rek nga fàtte. waaw mooy lan nga wax ban message nga laaj au profit des jeunes yi nga xamante ni jàpp na rek ñoom Espagne wala en tout cas day si désert gi wala si géej gi moom foofu lañ mën a jaar pour tekki.
bon ma leen di wax rek ni leen tukki baax na mais tukki yàgg-yàgg da ngay ñëwaat li am solo mooy ñu toog sa dëkk liggéey man damay wax ni dama lay jox ñaari exemple yoo xamante ni yu terre à terre la boo demee par exemple Brésil mais Brésil dëkk la boo xamante ni dëkk bu pauvre la woon mais lan moo ko développé wàllu mbay ak càmm ak élevage tey Brésil ay Inde dëkk yooyu fi mu ne nii ci en matière de développement yu avancé la tey da ngay gis ab sénégalais bu ni tey maa ngi jóge Sénégal damay di dem Brésil ñaata Sénégal a fa nekk dafa liggéey Brésil dafa gëm boppam rek gëm boppam investir si wàllu mbay investir ci wàllu càmm ba tey vraiment ñu koy mu nekk ab référence ci Amérique du Sud googu noonu mu nekk donc am nag benn njiit boo xamante ni comme ni président Macky Sall bëgg a def si Sénégal rek mooy président Lula xam nga ko Lula de Silva moom moo gën a taxaw pour que dëkkam développé tey nag pas yooyu la ni moom la Macky Sall ak Augustin Tine di commencé di doxal ñu koy gën a soññ ni ko nag mais Sénégal bari na ay suuf bari na am ndox moo xamante ni bu nu bëggee régler problème mu emploi bi fii au Sénégal il faut ñu demaat ci mbay mi bu baax et càmm gi bu baax kon Sénégal non seulement dina am développement mais jeunes yi doon dem di jaar ci gaal gi baa ñuy def dem exode rural di dem ci réew taax yi di fa dancaloo loolu dina noonu ko bàyyi. man kàddu ngërëm wala cant ngay jagleel monsieur le maire le fait que mu déplacé wu vraiment jël temps bu bëri ñëw visiter la vraiment encouragé la waxtaan ak yow surtout sa njaboot bi nga nekk fii ci jeune bi. go vraiment di santaat di ko sant rek vraiment di ko gërëm ci ñëw bi mu fi ñëw na tool seet si ak njabootam ñëw na toog tool ñu xam wax wan ko ne ni ko ñun la doon wax démb loolu mooy résultat bi nga gis sur le terrain moo ñu liggéey pour développement commune Fandène rek moo na ñor monsieur le maire nag nitu kese la nit ko baax la parce que du xeex kenn lu nekk ci kuy tabaxal moom bokk si xañ na ñeneen ñooy def ay tabaxal mais moom wax dëgg si yàlla boo waxee rek te yàlla rek yàlla ki sare rek tax munoo ni monsieur le maire def na ma ni baa xeex na ma ci lii baa def na ma si nanga moom daal comprendre na ni njaboot gi nekk Fandène yëpp ak njaboot tatam la mi ngi ànd ak ñoom pour ñu développer Fandène yaakaar naa ni bilan du bilan boo xamante ni nii nit dina si mën a teg baaram bien vrai que am na fu mu fekk commune bu Fandène mais leer na cette voie Fandène ni am na fu mu ko fekk mais am na fu mu koy yóbbu foo xamante ne nii fos koy rek kaw la donc ñu ngi koy ñaanal yàlla donc ambition ak yéeneem ci Fandène mu gën a yàlla sutal ko mu gën a approché les jeunes yi ànd ak ñoom liggéey yaakaar naa ab résultat rek lay doon comme ni Macky Sall doon wax rek bëgg dem man moom laa ko koy wax mag ñi nga xamante ni dañ fee ne nekk mag baax naa bàyyi ci am réew mais nag mag moo xamante ne ni fekk na Léopold Sédar Senghor fekk na Abdou Diouf fekk Abdoulaye Wade fekk Macky Sall bëgg ko continuer ñooñu noonu il faut que vraiment ñu xool ci ñoom ñu wutal leen ak ker gu sedd guy wutal leen ak tijaana ak kata la wax leen kat am na seeni doom yu taxaw ak seen ay jarbaat yoo xam ne mën na noo yóbbu Fandène fu kawe